mbokk yi ni ma leen ko doon xamalee tey nag seen bloc d'information la totale lu ñu ci waxtaanee day jëm ci jàmm ci biir réew mi waaye tamit yenn yàq-yàq yoo xam ne gisoon nañ ko fii nan la ñu war a mën a def ba ñiiti investisseurs yi maanaam ñiy jël seen koppar ko dugal ci biir réew mi ngir mën fee andi développement waaye sax ñu dëkk ci biir réew mi yoon tamit yore seen koppar ko def nan lañ leen war a mën a dalalee seen xel ndax yàq yi ñu fi gisoon nekk na loo xam ne xawoon na dal teyal xelu ñu bëri loolee lañ bëgg waxtaanee si plateau bi Mame Thierno Diop nekk responsable hall ak lépp lu jëm ci marché ci ACIS ak tamit Alpha Wali Diallo nekk expert en relations internationales ñoom ñaar ñooy suñu gan Mame Thierno sànq ba ñuy jug kii moo ngi Alpha Wali moo ngi doon wax ne am na ay messages yoo xam ne ndaw yi moom la ñu bëgg jàllale ndax nu ñu gisee peut-être ñu koy séddalee alal bi nu ñu gisee ñenn ñi nu ñuy dugg see ci at yi ni jógee entre 2011 nu mu ko waxee ak 2021 ak atub ren bi gis nañ jafe-jafe koom-koom gu bëri wante ndax niñ ko defee noonu la ndax toj mooy message bi ndax toj même su fekkee ne yéen tuuti ngeen ci am waaye toj ay station yàq ay lampe wala yàq ay supermarché yoo xam ne ñëpp dañ fay dem est-ce que loolu moo nekkoon message bi nuñ ko waroon jàllale. waaw sëñ Cheikh maa ngi jéggalu xam ne sax may commencé. maa waroon incliné aussi ñi fi jóge. oui parce que y a des pertes humaines. te loolu dañ ne ku faat benn bakkan rek daa mel ne faat nga àdduna bi. ku jur benn bakkan rek daa mel ne yaa lawal nit ñi ci àdduna bi. kon nag dañ koy métti lu bu baax a baax a baax mu nekk nit boo xoolee cëpp tam ay ndaw lañ. ñoom dañoo toll seen digg àdduna ñu dee noonu. kon nag ñu ngi leen di jàll seen i mbokk. di ñaan yàlla xaare leen àjjana. man jàpp naa ne violence réglewul dara. mais tamit bu débat contradictoire amul. wala bu nawlante amul. parce que dem suñu nit ñi ñi ma xalee politique des fois boo leen gisee ñuy waxtaan. day mel nañ nawlante wuñ. kii day far fii kële far fa la ñuy kiyante rek. te loolu jàpp naa lu jënte li am solo rek mooy ñu jiital Sénégal. xam ne Sénégal kenn du ñoo tabaxal ñu ko. ñoom suñu souveraineté économique. dëkk bu amul loolu rek doo dem fenn. mais fekkee ne da nga naan man maa fi toog du ma fi jógee kële dem ne yow fi nga toog da nga fay war a jógee. day xaw a doy waar daal. te man dama jàpp ne xañ na politique bi léegi sax nekkatul ay perception nekkatul ay idéologie. léegi forme d'ascension sociale la quoi. parce que nit ñi léegi dañuy politique pour am alal. waaw jàpp naa ne alal nag moom ki ko yellool mooy ki nga xam ne moo nekk dans le secteur privé. kii business moo yaroo alal. mais tey boo xoolee réew mi daanaka alal ji benn côté rek la jëmee. yéen ñi nekk ci association marché yi yeeg ñëm seen ñi nekk ci biir réew mi. yenn saa yi dañ leen di wax ne ni ngeen di joxoñee baaraamu tuuma yeneen marque yoo xam ne wala enseigne yoo xam ne bitim réew lañu ñëw est-ce que du loolu moo tax ndaw ñi jàpp ne ñooñu ñoo jël suñu koppar alors que ne léegi dañoo nekk ci village planétaire maanaam àdduna bi sénégalais mën naa jóge fii dem France investir fa ab ivoirien mën na jóge Côte d'Ivoire dem Sud Afrique du Sud investir fa est-ce que suñuy suñu bëggee joxoñ ñooñu ne ñooy jël suñu xaalis ñooy jël affaire yi ñu moom ñun mënatu ñoo am dara est-ce que noonu lu ñu war a def la tamit. xam nga bu ñu waxantee dëgg rek. économie bi tey. ñi ko porte dëgg duñu ay sénégalais. dama ne waxtaan sa benn rakk boo xam économiste la mu ne ma grand dafa mel ne nga luyee nit sa kër. yow ngay togg ceeb kay cax moom muy togg ceeb nga ne kër gi neex na yaa ngi nax sa bopp. boo xoolee tey ñoom li ñu fi am lépp seen dëkk lañ koy yóbbu ñun nag néew bu kenn ñëw. mais li am solo mooy dañu ko war a réguler. ci naan boo demee même en Europe boo demee supermarché yi daa am côté yu ñu nekkee. parce que tamit lu nekk da ngaa war a dund petit commerce bi dafa war a dund. tey au delà sax des supermarchés yi ñu wax am na leen beneen loo xam ne ñuy get muy une concurrence étrangère déloyale boo xam ñu ngi koy dund ñun. tey fi ñu daan dem Inde dem Chine di jënd ay bagages da ngay jënd benn conteneur ñaari conteneur ñu pare suñu am yëpp fukki conteneur indi ko boo demee HLM tey ñi def textile ñu ngi ci ay problème fan yëpp ñu ngi bëgg a jóg mais ñoo leen tempéré bind nañ ministre du commerce wax nañ ko ne lii jar nañu toog waxtaan ñu xool parce que am na dëkk yoo xam tey ji boo demee fu mel ne Nigéria étranger ña nga fa di commerce mais boo ñëwee chinois yi dañu leen yóbbu ci àll ba jox leen ay kii yu ngande hangar yu ngande yu fa wàcce par conteneur ñu dem jëndi ko di ko commerçant bi jëndi ko di ko jaar ci biir dëkk bi mais bu demee ba xam ne ni commerçant bi day ñëw wala ki nga xam moo lay jox bagage bi jaay la benn toppalaat téeméeri conteneur ñëw ci marché bi nag mu fa magasin di jaay bu yàggee yow da ngay doon surgaam. mais sénégalais léegi ku nekk a ngi jaay marché yi fu nekk gis nañ fa am na ñu bëri ñoo xam ne génn nañu te génn si biir kër yi di jaay. ñoo xam ne seen buntu kër def nañ fa boutique di jaay bon mënuñoo wax ne commerce Sénégal doxewul nu mu war a doxee wala dafa am loo xam ne dafa def ci làqatu ci ginnaaw. xam nga keroog li may wax préfet bi ne day tëj marché yi 6 heures. ma ne ko d'abord ñun problème bi mooy la délimitation des marchés. oui on a un problème pour délimiter les marchés. tey Dakar ce qu'on appelle la cantinisation de Dakar Dakar dafa ay cantine la parce que tam marché moo doy waar da ngay ñëw dëkk ci wetu marché nga dem ba ci kanam yow salle bi nga daan jël di ci fay 30 000 commencé ñoom naa la ci fay 200 000 yow ngay père de famille bu retraité da nga ko koy jox. xoolal centenaire ni mu meloon à l'époque. quartier bu neexoon kii la mais dañoo dem ba nga xam ne ni ak ñàkk gi ak crise gi ba fu chinois yi duggee tey
ku bañoon tam da nga nangu parce que xaalis kenn mënu koo daw xam nga tey li am solo rek mooy li ñu wax rek mooy commerce bi dafa am li naan ay stade de commerce jàpp naa foofu la ñu revenir encore moom li ñu naan grossiste demi grossiste détaillant ku nekk di gis sa bopp ci li ngay def parce que àdduna aussi tey ñooñu di jóge bitim réew ñu leen accompagner seen banques yi seen état yi ñun mënuñu ko suñu état yi accompagner wuñu ko suñu banques yi accompagner wuñu ko kon nag état moo war a réguler ñu loolu lañu ko wax danañ ko waxuñu nga dàqan mi réguler ku nekk yem fa nga war a yem mënoo ñëw am usine Chine am fii am représentant boo jëlee ay conteneur sawal ko jox ko mu topp si grand commerçant yi di jaay prix yoo xam ne ñu mënuñu koo jaay bu yàggee ñun dañuy disparaître suñu liggéey dañu koy perte te loolu nag bu ñu ko pertee tey kan moo ci gis foofu kan moo ci ñàkk état moo ci ñàkk parce que tey boo xoolee même des multinationales là bénéfice yi ñuy jël yëpp seen dëkk lañu koy yóbbu di ko financer ay activité foofu kon nag ñun nañ fexe am ni naan la souveraineté économique loolu ku amul doo dem fenn Alpha li ci li mu wax nee na commerçant yi gros enseignes yu jógee bitim réew du ñuy ñëwee régulation bi mais fii Sénégalais di nga gis kenn koo xam ne dina dem Chine dem ci entreprise yu baax yu gars yi di defaree mbir yi wala mu dem France ci bërëb yu ñuy defaree mbir yu baax jëlee fa lu bëri ñëw fii jaayaat ko ça veut dire que village planétaire bi ubbeeku na consiste la benn enseigne la boo xam ne ñëpp nangu nañ ko est-ce que suñu bëggee wax ne bu ñu ñëw wala nu ñuy ñëwee baaxul du mujj dàq wala mu téye ñenn ñu doon ñëw. déedéet. parce que ñoom ñooy dem. ñoom ñooy jëli conteneurs yi de. c'est-à-dire nag li mu wax am na part de vérité. amoon na régulation avant ñu ngi si doon waxtaan léegi. il y a 40 ans dañoo am avec le consensus de Washington dérégulation. ñu déréguler teggi toiture yeeg fenêtre yeeg nii il faut que ñu redémarrer suñu économie. Oui. mais bi ñu déréguler mais dem nañu ba ci biir ay problème rek la indi ba gars yi xam ne mënuñu dem te régulation amul. waaye réguler wuñu loolu indi problème on a gis nañu que ni. maanaam dañoo dajji bunt yi waaye tabaxaatuñu yeneen bunt. looloo indi problème yi moo indi perception boobu nit ñi que ni ñun lu ñu am nit ñi dañ koy jël si parce que quand même ci biir textes yi ñu signé à l'international ma ngi koy wax OMC mais il y a des droits de protection. OMC mësul wax ni da ngay rey sa déedéet. li muy wax dëgg la am na Maroc boo fa demee du lu la neex ngay jaay. Afrique du Sud bii moom xam na des voyages. du doon. nit ñi ubbeeku nañu waaye am def nañu seen dëkk ba nga xam ne nii dana parce que dafa am lu doy waar dama mës a dégg ci confinement bi ñuy waxtaan ak ay commerçants yu nekk Chine gan da ci benn kii mu ni moom dafa am problème parce que 30 tonnes pont mi ngi fi war a dem Sénégal ma ni 30 tonnes pont mënuñu defar pont ñun non mais dafa graaw c'est-à-dire frustration parce que da nga am jeunesse bu yeewu jàng bien formé à ton image yéen ñii tey jii mën ngeen yore entreprise ak ñooñu bu ñu demee ba xam mais dañuy xam ne lii c'est pas normal. parce que lan moo manqué maanaam ay yenn saa yi dañuy wax ne. non volonté politique lii ci ay pont ak ay cure-dent ak ay mbir yoo xam ne tuuti ñuy wax ne dañ koy nekk te ko importer ñun lu ñoo matul doy matul. pour mën ko def voilà. mat nañu les Sénégalais sont des génies. mais il faut que ñu réguler il faut que dëkk bi gis nga assise nationale. il faut que ñooy dellu si. commission nationale de réforme des institutions il faut que ñu dellu si. nañ bàyyi politique. parce que kooku Sénégalais yëpp ñoo toog waxtaan indépendamment de toute considération waxtaan taataan ni yoon bii kat gis nañu mooy lu gën waaye nga la ku fi toog boo ci tànqa si sax ba keroog muy fees waxuñu nga xëy suba jël lépp mais del tànq di bu ñu tànq teen bi fees mais c'est-à-dire dañu liggéey loolu yëpp nit ñi toog dafa bëgguma ni comme genre maa tey la parce que ku ñëw da ngay ñëw ak say objectifs say stratégies ku nekk sa politique bi ngay mais ku gis nen ni nen a ngi le Sénégal est malade il faut que ñu toog waxtaan ni ñu téye dëkk bi buñ si bëggee émerger nit mënul émerger noonu c'est pas possible exemple bi may jox mooy Singapour
seen émergence Singapour amul injustice sociale amul mais it jub am na de waaw maintenant pour revenir ci perception bi communauté internationale ils comprennent ce qui se passe au Sénégal moo tax man la sànq jeunes yi dañ joxe message communauté internationale dafa doon dégg nañu gis nañu parce que mais seen ambassades yi ngi fi. xam nañ li xew si dëkk bi def nañu ay rapport dañu doon seet autorité sénégalaise yi naka la ñuy décrypter message bi ban comportement la ñuy am le président a parlé l'opposition a parlé yëf yi sedd na mais il faut ñu xuus pour indi ay réponses idoines sur le plan international gëmuma investisseurs étrangers yi tiit si dëkk bi déedéet. non. mais même su fekkee ne station yu ñu yàq seen i yos la. même su fekkee ne message boobu c'est à l'attention de la France. parce que gis nañu ba yenn ci ñu nekk bitim réew ñoom mujj nañu bind ñeneen ci seen ay compte Twitter ñeneen ñi. c'est pas normal. ñu yàq Auchan ak ay kii yooyu. qu'on soit clair mais message la perception bi sénégalais yi am. kii mu ngi koy wax y a une concurrence déloyale ñoom nee nañ leen 6 heures ngeen tëj. mais Carrefour nga doon tëj benn heure c'est à côté de chez moi. je ne ferme pas jusqu'à 19 heures. mais c'est pas normal loolu la nit ñi wax. donc làq doom dóor doom boobu ci sa askan koo xam ne yow yaa ko votel yaa ko jàppal mbas mi bi ñu amee kii mi ngi may wax léegi ñoom dajale nañu 25. waaw génne nañu xaalis joxe ko waay. nguur gi amul lu mu wan ni mën na la ko teel. mais kooku day jur frustration. Thierno liy jëm ci mbir mi yenn saa yi wax ngeen ay Auchan ba mu ñëwee ak yeneen enseignes yoo xam ne ba ñu ñëwee marchand yu bëri génnoon nañu kaas waaye est-ce que tamit quelquefois du fekk ne ñun ñoo bañ a moderniser wu bañ a avancer wu bañ a xaar ba kenn ñëw def dara ñu ne noo waruñu ko woon bàyyi mu def ñun lu ñu teree avancer ci zone boobu ndax am na ñenn ñoo xam ne léegi tàmbale nañ ko. waaw xam nga ñun dañ ne diw dégage. loolu moom suñu kii ñun. diw dégage loolu waxi nit. ñun dañ ne lañ réguler. supermarché yi nekk fi ñu war a nekk. petit commerce bi nekk régulation ci nan yéen su fekkoon ne da ngeen am loo leen di wax régulation bi nan la sax commencé am na lu mu ciy jéem parce que dafa ma ci kamoon léegi benn supermarché bu mu à 1 kilomètre des marchés. mu de 300 mètres carrés. loolu moo jaar tey boo demee en Europe supermarché yi nekk fu sori. nit ñi daw di fa jëndi. c'est en dehors de la ville c'est en dehors de la ville. il faut ñu xam loolu. tey ñun xaj na am na lu mu ñu jàngal dëgg neex yàlla parce que au niveau de ACIS on regroupe des commerçants et des industriels. tey li ñu gën a gëm mooy def ay consortium. un consortium. fexe bokk ànd teg dara. parce que supermarché yu mag yi ñuy teg ay nit ñoo booloo teg ko. tey ji boo demee ñoom foofu dañ la bëgg a jox rayon na la jox rayon nangam mais tu ma paye 500 000 wala 800 000 par mois. pourquoi ñun Sénégalais mënuñ loolu. te laata Auchan fi ñëw yenn saa dañu mel ni ñu koy fàtte mais am na yeneen yoo xam non pas ci dañ koy jël comme exemple mais laata grosse enseigne yooyu di fi ñëw am na fii ci réew mi ay ñoo xam ne njëkkoon nañ ko ubbi auparavant mais peut-être ay jafe-jafe moo taxoon ñenn ñi tëj ñenn ñi jaay xam nga dañoo bokkul en réalité dañoo bokkul politique xam nga ñooñu ngay wax dañ jàng société sénégalaise xam nga bu yàgg ba supermarché ka fay dugg dañ naan mooy bourgeois bien vrai que nag prix sax xawul woon a cher mais boobu laa dugg yoon mbuus pour yow luxe la mais ñu dañoo ñëw démocratiser ko en réalité mais boo xoolee dem en réalité li ñu rey ci suuf mu ëpp maire ba nekk sa koñ sax di jaay géej rey nañ ko kanaan jaay gerte caaf rey nañ ko xam nga Sénégal dafa am loo xam ne ni tey ku nekk rek da nga am noo war a doxe xam nga lu ma la ku nekk dañ laa war a bay aspart tuuti boo liggéey dund te en dehors de loolu sax waxuma sax Auchan yi mais ñun tey problème yi ñuy jànkonteel ñun tey ci commerce bi bu leen ko wax nga ne ñu déedéet port bee ñu nekk dañu fay noot comme ay esclave dañu ko def ay multinational lañ xam nga yow nga dem port tey ñu ne la am na lu ñu naan benn kii boo xam ne da nga koy fay muy 21000. mais yéen loolu demoo leen ci woon buur ba waxtaan. ñu ngi ciy waxtaan mais y a des lenteurs. y a des lenteurs dañu wax dëgg yàlla xam nga ñun suñu tutelle yi dañu leen di wax dara pendant 1 an 2 ans ñu taxaw di yor te jàpp naa am na loo xam ne nii bu ñu lay teg loo xam c'est une injustice yow naka ngay teg di facturer liggéey boo xam defuloo ko mais loolu dañ ko war a dindi sur le coup tey loolu ñu naan avis d'arrivée dañu koy fay 10 000 francs imprimé ñu fay ñu ko 1500 communication ñu fay ñu ko di muy 21 500 ñu koy jox ay entreprise yoo xam ne ni yow tey sa conteneur boo ko duggee yaa koy topp ba xam ne ñëw na tey war na leen diw sa conteneur ñëw na est-ce que jar na 10 000 francs wala ma jaale bi ne la facture bi nga la bind dama la ci fay 1500 mais loolu bañ ko waxee ñu ne li c'est un travail qui n'est pas fait kon donc nañ ko arrêté immédiatement tey jàpp naa autorité bu doon dafa wane ne moom bëgg nañoo jàppale da koy arrêté immédiatement xam nga te loolu ñun gis nañ ne véritablement y a des lenteurs ba léegi
tey ñun doomu réew bëgg nañoo liggéey bëgg nañoo investir mais itam investissement dafa am lu mu àndal banques yi tey taux yi ñuy def daanaka boo ko jëlee doo mën a dem. dama dala ñëwee boo xoolee lu leen tere ngeen booloo ngir mën a yegg ci peut-être yi grosses enseignes yi fu ñuy yegg mën a teg ay supérette ay supermarché yoo xam ne sénégalais dinañ wax ne fii ñun dañ fay reconnaître suñu bopp ndax peut-être mën nañu wax tamit nit ku nekk fi nga dëkk soo gisee kenn kuy def loolu dafa dem xam nga tey boo gisee supermarché yi dañuy def dumping am na benn meew bu fi génnoon ne yow diw meew bi prix bi nga koy jaay war a ko jaayee mun na la prix bi nga koy jaayee xaj na yow commerçant yi mënuñu ko amee loolu te boo demee en Europe am na aliment yoo xam ne nii du ma wax nag dañ koy gën a ci rayon yi parce que c'est impropre à la consommation bu délai de consommation bi ñëwee yooyu mu dañ koy indi Afrique di ko jaay te ñun suñu autorité ñi ngi sataan. da nga bëgg wax ne yenn ci ñuy jaay ci biir supermarché yi ay mbir yu périmé la wala yu waaj a périmé non dañ na la impropre à la consommation day am délai boo xam bu fa matee dañ naan la lii war kenn waratu koo jaay. c'est pas périmé. c'est pas périmé mais dafa impropre à la consommation. date de péremption soreetul bi baax na. soreetul waaw kay fa. date de péremption bi soreetul. loolu première dañ ko indi Afrique nag léegi bu ñu ko indi Afrique mën na accompagner seen beneen jaay maanaam masque prix yi daan loolu ñu am ci leneen xam nga la tey boo demee ñun Sénégalais yi. mais loolu c'est légal ñu koy jaay fii ci réew mi. en fait xam nga ñun suñu juridiction bi tam dafa xaw a xam nga contrôle économique des fois rôle ñun maîtriser ko bu baax. amatul sax. maîtriser ko bu baax. contrôle économique ñun créé récemment rek toog nañu directeur national du commerce waxtaan ak moom ci affaire concurrence internationale déloyale bi. jox ko ay piste. parce que ñun ACIS au niveau ACIS. bu ñu ñëw par rapport ak li nga doon wax léegi. waaw est-ce que sénégalais yi li ñu leen di jaay ci biir supermarché yi dafa nekk ay lekk yoo xam ne mën na leen andil feebar ndax c'est impropre à la consommation ndax c'est impropre peut-être mën na am leneen parce que jegeetul soreetul. dañ na impropre bu dee Europe. dañ na la am na yoo xam bu date de péremption bi dañ koy génn ci rayon yi dootuñu ko jaay. yooyu nag dañ koy jël di ko indi Afrique di ko jaay. dégg nga wax ji bu baax a baax. muy de un. ñaareel ba tey Sénégal yi ñu ngi ci supermarché yi. te loolu du délit. yaa ngi gis ne Sénégal yi tey c'est un bon dol. yaa ngi gis le bon dol est permis par la loi. yaa ngi gis ne Sénégal yi c'est pas du poison. waaw c'est ça. mais xam nga tubaab bu ñu nee lii c'est valable jusqu'au mois d'avril. maanaam mars sax dootu ko jël parce que déjà am na produit yu mel noonu. yu ko remplacer mais loolu baax na ba léegi. ñoom bu ñu ko jëlee parce que quand même les multinationales. kooku seetaan naa si benn reportage M6. exclusivement li muy wax c'est vrai c'est pas tous les produits certains produits. waaye loolu quand même aussi élément de contrôle parce que amatuñu contrôle économique. c'est vrai li ma lay wax bi ñu. déréglementation dérégulation ak ay affaires yooyu yëpp dañu ubbi lépp contrôle économique ba amoon na ministère de l'économie et des finances je crois amatul donc ce qui fait que y a pas de contrôle mais comment se fait-il que ngay dégg ni daf fi am na scandale ay boissons alcoolisées. oui yeneen ak yeneen yoo xam ne ba léegi. fu mu amee douane. Ah, mais quel est le rôle de la douane? Tu vas pas me dire qu'on n'a pas contrôlé. C'est-à-dire ce sont des problèmes yoo xam ne commerçants yi déglu dafa baax man comprendre naa li ñuy wax parce que peut-être j'ai un background en commerce international c'est vrai les règles du commerce international parfois sont hyper. mais est-ce qu'à vouloir ouvrir on laisse pas trop. ouverture bu rëy baaxul. kenn defu ko. dégg nga ci mbas mi. ñëpp ñi ngi ni am na secteur yoo xam ne il faut ñu delloo si waat ko defar ko si dëkk bi parce que am na àdduna fu muy toll foo xam ne nii mu si nekk sa bopp ngay tal moo tax ma ni kii dañ doon waxtaan ma ni te peut-être foofu lañ doon jëm si ma ni ko li mu jàngat même ñoom nañu wuti doole pour def ay supermarché peut-être xam naa am na Sénégal ñu commencé nekk. ñoom ñàkk ñu doole ndax ñoom ñi benn commerçant boo ci gis dina am ñaar wala ñetti magasin di nekk ne fu ne. dina ñëw mais obstacle yi mu lay wax ce sont des obstacles réels dinaa la wax nag. Macky Sall ministre mi jàppaloon ko dégg naa ko AIBD fii bi ñuy présenter PAP 2 Macky Sall bailleur yëpp taxaw. mu ni leen mais je vous ai dama leen wax ngeen jël ay réformes loolu leen di tiit d'ailleurs même. ku ma indiwul réforme dootuma la jox xaalis. seetal va. moo ko wax. mais parce que on a diagnostiqué. mais ñi nekk ci wetam politique la ñuy def. quand mais les Sénégalais n'ont pas besoin de ça. oui
le président peut-être il se trompe, il est politique. C'est pour cela c'est très bien que le président ne soit plus chef de parti. day indi confusion. dina mën am ay loxo yu loxo. dina mën a am loxo loo xam ne il s'occupe que du pays. Mame Thierno lan moo leen tere ngeen yegg ci sànq li ma la doon laaj ngeen def ay groupe enseigne yoo xam ne mën nañu wax ne Sénégal moom lii ñu mën koo tasaare ci biir réew mi ba peut-être sax ñu mën ko génnee feneen lan moo. lan mooy blocus bi loolu ñu ngi ci. xam nga assisté bu ñu juddoo léegi aussi yàggul. oui ñun ñu ngi doog am 2 ans. xam nga boo xoolee 2 ans yi daanaka mbas mi da cee jël lu bëree bëri le temps que ñu organiser suñu association bi massifié wu implanté wu fu ne ñu ngi ci parce que ñun li ñu gëm rek mooy tey comme ni nga ko waxee am na tey Sénégal yoo xam ñu ngi ci affaire grande surface yi. yaa ngi leen di gis beaucoup de la publicité. keroog sama koñ maa ngi romb rek gis benn xale boo xam dafa ubbi benn boutique boo xam ne ni presque boo xoolee ay 20 mètres carrés la wala 25 mètres carrés ma gis ci biir mu jaay ay légumes nit ñi commencé innover. tey boo ñëwee suñu magasin yi na meloon ak tey du benn mais tey loolu li ko indi tey mooy marché yi dañu ko war a moderniser. te jàpp naa ne ak modernisation marché yi bu dee état incliné na ci les acteurs loolu war naa mën a ne tey war nañoo am marché yu moderne yoo xam ne nii foo da ngay ñëw commerçant yi nekk en bloc dugg fa du envoyé dara au supermarché. seen jooy la jooyu nguur gi la mais ay at ñoo ngi koy wax ba léegi yeggagul fenn lan moo tax ba léegi mënuñu avancer parce que modernisation su marché laqee nañu nan moderniser su coow amee ñu ne nan moderniser mais ba léegi mënuñu moderniser yéen yaa leen bañ bàyyi seen ay cantine wala dañ leen waxul lu dal seen xel. ñaar waxuñu lu dal suñu xel. xam nga suñu bàyyi dama ko wax nit ñi bañ solee seen caay toog foofu yor seen i table di jaay dañoo wax ñi ay kaw lañ tey marché yi plus-value bi ñu am ñoom ñoo ko jox tey da nga dem ba ci marché daanaka kenn bëgg ko woon mu ñëw bañ fay jaay cantine 30 millions jëm kaw nga dem ba jox marché valeur ñu bëgg a ñëw nangu ko solo loolu kenn du ko nangu. dañ ne marché yi ñun mën nañu ko defar parce que la preuve boo xoolee supermarché yi nga xam ne ay commerçants ñoo ko defar Dakar moo dox. bëgguma si ay supermarché mais dama xool état yi dem ils sont impraticables kenn nekku fa kon nag tey bu ñu nee dañuy def marché il faut le faire avec les acteurs dañu am nañu moyen defar ko ñun. bi ñuy génn Sandaga xam ne comme na si bi ne ko lii ngay def jaarul yoon mais tey Sandaga 1 an presque lan lañ fa teg nga dem marché Gueule Tapée bi ñu ko tëjee lan lañ fa teg mais loolu yow boo gisee da ngay daw tey marché yi ñun waxtaan yi ni ñoo xam ne mën nañu ko tabax ci ay 6 mois 1 an yoo xam ne ni commerçant yi ku nekk da nga génne dara ñu xool wala benn commerçant mag ñoo tabax après ñu xool naka la ñuy doolee jëlaat suñu maa ngi ñu tabax ak ay normes yoo xam ne ni wax dëgg yàlla day doon dem marché moderne qui n'ont rien duñu envier dara tey ci grande surface parce que marché yi mën naa nekk comme grande surface rek bu ñu defaree benn hangar bu ngandee jaaykat fruits yi nekk fa jaaykat légumes yi ñu def ay emballage froide ñu def ci kaw ñeneen ñi ku nekk ñu def ko ay catégorie mais boo fa duggee mën nga jënd tranquillement gën a dem loolu la ñun assit mooy suñu jooy tey mooy suñu jooy mais damañu gis na ñun véritablement état yi nekkal des fois wax ji mu ëpp jëf ji la preuve kër bi jafe-jafe sachet plastique yi xaj na am loo xam ne baaxul ci alam bi mais bi ñu nee ministre bi ne ñu sachet plastique bii autorisé nañ gars yi importé ko wan ñu ko ba njëkk ndax am na autorisation mu ne bii mën ngeen koo indi ñu def suñu membre ñu bind ay demande d'autorisation pour importer mais ba léegi amul réponse xam nga nag mënuñoo dugg rek di waxante te tamit du am ay action suivi waaw dafa am un suivi mais da ngay wax jóg dem boo ñëwaatee 3 ans tu reprends les mêmes problèmes mooy comme li sa waay daa mel tam Macky tam bu dëgg neex yàlla ministre bi dimbaluwuñ ko wala duñ ko jox la bonne information am na loo xam ne ni tey y a des Sénégalais qui sont prêts pour l'accompagner ci marché yi parce que loolu mu yor moom mënul def 69 milliards mu defal marché yëpp. yaa ngi di wax souveraineté waaye tamit su fekkee ne yéen dañ leen di may souveraineté ngeen di dem te jëli ji bitim réew te bëgg andi fii nii est-ce que consommer local bi xam ne dañ koy woote nekkul loo xam ne peut-être du dee. loolu d'accord naa est-ce que waroo leen tamit gën a xool noo leen di jàppale yéen ngeen di wàcc ci suuf te taxaw ci suuf ba muy yegsi ci yéen. xam nga keroog maa ngi waxtaan ak ki jiite tailleur yi Dakar. di ko nuyu d'abord muy Gorgui Diop. mu nekk nit koo xam ne nii ko am xalaat la. mooy bi ñëwee marché ren di def affaire distribution de masque. oui mu ne ma kat damaa bëgg ñu waxtaan ak ñun yéen ak suñu téere ñu xool naka la ñuy àndee bu ñu defaree dara ngeen mën koo jënd. xam nga Sénégal dafa am jeune yi. masque bi da koo wane bi masque manqué est Sénégal manqué woon na ay masque. ñan ñoo réglé problème bi. tailleur yi da ngay dem Europe benn dégg naa benn dëkk jël na masque mu jaar ci beneen dëkk ba téye ko. ñun yàlla may nañu. ñu koy rafetlu sax suñu masque mën nañu wax tissu yi. waaw adduna bi presque ñu bëri léegi. moom la ñu leen man dama dem ci benn colloque nekk ak ay tubaab ñoom ñu takk masque yu bleu yi tubaab bi takk ay masque Lagos. xam nga loolu jàngat la. oui bu ñu Sénégal duñu jàngat loolu. tey jii bu doon influenceurs yi décideurs yi dañu xëy takk masque Lagos takk masque tissu. Sénégal yëpp dañu koy xëy takk. te boobaa danañ indi benn plus-value ci tailleur yi. danañ liggéey danañ am dara. am réew loolu lañu koy tabaxee. artisanat bi fi nekk tey bu doon yow da ngay dem ñëw
ngay jënd dara. mais yéen commerçant yi est-ce que yaa ngeen di wàcc ci ñooñu parce que artisanat boobu. Mais xam nga- ñu nekk ci suuf ci bay ñu nekk ci suuf ci sàmm est-ce que yéen yaa ngeen di dem ci ñoom tamit ngir mën a am dimbalante boo xam ne xam nga tey gis naa dina. commerçant yu bëri yoo xam ne tey jii yu doon yëngu soble bi tey am nañu tool soble di bay. ñi ngi ñëw ndànk-ndànk mais dama gis naa lien boobu link boobu tam dafa war a nekk loo xam ne état bi moo koy créer espace de dialogue bi fexe ba commerçant yi dem ci artisan yi man tey du ma sol prêt-à-porter. du ñaw laay sol. xam nga kon loolu tey xale yëpp boo xoolee téere yi am xaalis loolu la boo xoolee tey tenue africaine yi génn léegi nit ñi di ko solo yëpp xam nga loolu booy doxal am réew. réew da ngay fexe ba yow ku ci nekk la ngay def ngir sa bopp booy defar dara booy defar table nga dem menuisier mu defaral la ko. même fruits yi ñuy lekk sax daa am seen ci borom xam-xam bu mag benn jour këram. mu teg pañe ab fruit nga fekk fa ay siddéem ay ndiir. xam nga loolu man après te pourtant kooku il a partout voyagé. ma ne mais attends amoo ñun ñu nekk fii dafa dool bu ñu wàccee jàpp nañ jënd ay pomme ay orange Maroc alors que yow yaa ngi am orange naturel bi nga am mu gën a riche. gën a enrichir en vitamine. xam nga loolu lépp dafa laaj ñu gën cee yee nit ñi xam. ba nga xam ne tey les zones yi nekk maanaam li nekk Casamance dafa ñëw bu dikkee ñu xool naka lañ koy transformé. naka lañ koy dugalee ci marché bi jaay ko. loolu daal jàpp naa ne loolu la ñu war a gën a liggéey. parce que réew mi nag yàlla may nañu am nañu suuf am nañu ndox. réew moom am naaj waaw am naaj. ba pare suuf sam dafa tàll ñaret. mën nañu fay def lu bëree bëri mais nag il faut qu'il y ait de la volonté ak accompagnement des autorités étatiques. d'accord Alpha Sénégal tamit faw mu ubbeeku même su fekkee ne il faut que ñu réguler mais faw ñu ubbeeku ndax dëkk lañ boo xam ne ñoo ngi wax ne gaz pétrole moo ngi fi waaj a ñëw ak yeneen bunt yoo xam ne Sénégal xam nañ ne ñàkku ressources yoo xam ne waa bitim réew mën nañ ko soxla nan la ñu war a mën a defee ba ñooñu ci ñëw ñu mën a am lu ñu soxla waaye ñun tamit ci biir réew ñu bañ fay ñàkk yàgg nañu wax ay échange de technologie partenariat public privé ak yeneen yi ñu mel nan la ñu mën a def ba sénégalais yi ak réew mi mën cee jëriñoo bañ a am pertement. li ñu ubbeeku nii. mënuñu ko weesu ëpp na sax mooy nañu delluwaat réforme yi président bi doon wax c'est-à-dire man dama ni nit ñi fii par lu baaxul. mais dañuy wax réforme dafa am Sénégal quelque fois dañuy wax ne. man xaw ma ban réforme la yan réforme exactement. yan réforme yu ñu mën a lissé président bu toogee ay BD. man tere laa ko seetaan RTS. Pape 2 bi. Pape 2A bi. mais bailleur de fonds moo ko wax. mais donc ministre yëpp toog. donc am na ay réformes foofu. li muy wax ni modernisation des marchés. il y a des réformes qui étaient prévues pour ça. Va au Maroc. mais ce sont les commerçants qui gèrent le marché de Rabat dem fa dafa mel ni bureau. 8 heures lay ubbi. midi boo ñëwee fekk gars yi ngi raxas ñi ngi tuut gars yi di fay normal ñoo koy gérer laa la wax da ngay ñëw jëm dem 18 heures ñu tëj ko balaa ñuy dem mu set wecc mën nañ loolu ñi mais état da leen di accompagner à la seule différence que foofu Allah al watan al malik la ñuy wax buur bi bu nee lii laa bëgg dañ koy def duñ ci politique ñun fii on politise trop par parloo bi dafa bari ñi mën a doxal commerce bu ndaw mooy commerçant yi na état lëngaloog ñoom déglu leen topp leen si loolu mais nañ leen responsabiliser. et il faut créer et jox leen ñu gérer marché yi. de façon démocratique nag amul ay 1 mandat 2 mandats 3 mandats. de façon démocratique. ngeen yokk ko seen bopp ñuy cotiser. mais loolu mooy empowerment. noonu la ñuy diire jeunesse. mais tey jii mais dégg nga fi retour vers l'agriculture. REVA. ba léegi ñuy wax booy yi ñu leen di ñaax budget ñaata nga dégg xaalis yu ngay investir. REVA amoon na fi Gowana amoon na fi yeneen ak yeneen yu bëri. am na mais parfois tu te dis boo gisee pourquoi ça marche pas tu te dis bon peut-être dañ si rax lu si bokkul mooy politique bi. Diallo dama doguma la boo fekkee xam danaa nelaw rek nga fëpp ne ko kaay liggéey. koo xamul nu ñuy liggéey. liggéey booy finance da ngay finance liggéey kat. voilà. c'est ça xam nga am na sa benn xarit moom buy dimbalee des fois dama koy tooñ quoi mu ne man de fekk ki nga xam daa yor ci fépp di jaay caaxam laay dimbale mais koo xam day toog nelaw naan ataaya nga jox xaalis ne ko liggéeyal da koy lekk xam-xamul nu ñu liggéeyee. ça ce sont les politiciens. tey boo les gisee politiciens c'est comme ça qu'il faut. tey boo gisee d'abord financement yi am. amul benn marchand ambulant bu ci am. te pourtant marchand ambulant ay jàmbaar lañ fu leen jàppale ñu dem. tey bu ñu président woo woon ñun acteurs yi. mbas mi daanaka dimbale na ñëpp mais gisuñu benn commerçant bu ñu dimbale. est-ce que tasaaroo leen. xam nga est-ce que tasaaroo leen parce que di nga dégg assise fii dégg beneen fële dégg leneen fële délégué bi fii nii marché bi fii est-ce que loolu tamit nekkul loo xam ne mën na tasaare force yi ba ngir ngeen mën a jot li ngeen soxla muy xam nga man damaa jàpp ne àdduna
dama koy chaque fois man de ñaanuma yàlla yàgg ci assis bu dëgg neexee yàlla parce que àdduna sa baay sax bu yoree këram xanaa bu fa tollee doom daa war a ñëw wutu ko ñu loolu ñu xam Sénégal mais munoo nekk fenn rek damaa fay nekk ay ati at maay wax mu ñaay ati at da ngay mujj da ba yow la parce que commerce moo mel noonu commerce da lay dépassé des fois tey ñun au niveau d'assis suñu président 2 mandats de 4 ans lay def tey di nga wax dëgg tasaaroo bi am na ñoom dañuy wax turu commerçant yi mais est-ce qu'en réalité ay commerçant lañ est-ce qu'en réalité ay acteurs lañ c'est ça le problème fondamental te pourtant ñooñu l'état bi gën a jox nopp xañ na man tooñu ma kenn mais damaa jàpp ne tey ji commerce bi kenn mënu ko wax génn ci assis boo xoolee contrôler Sandaga contrôler Thiaroye contrôler Touba contrôler HLM nga xam ne daanaka ñu marché yi gën a rey Dakar Sénégal mën wax ko bett génn leen ci kon nag jaadu na tey ñu xool naka la ñuy fexe ba nga xam ne marchand ambulant yi commerçant yi ndaw yi naka la ñu am ay financement pour mën a jóge stade bi nekk ci beneen stade. léegi en 30 secondes parce que li ñu desee laataa ñu yegsi ci xibaar 19h45 yi bëreetul nan la ñu war a mën a def ba fi mu toll nii yéen ngeen mën a gis seen bopp ci mbir mi koom-koomu Sénégal mën a yàmm parce que yéen yaa leen yor seen koppar di ko dugal ci marché yi mais nguur tamit moo leen mën a jàppale. d'abord bala maa commencé damay remercier d'abord waa ISETA ñu nekk ay transferts yoo xam ne nii tey rek bind nañu benn lettre di naqaroo li am di ñu masawu coono parce que boo toogee une semaine liggéey yow daanaka perte la yoo xam ne kenn xamul nu mu toll daa nga koy wax léegi jàllo mën na ko ñun Sénégal lañ nekk man sama magasin da ngay xëy lu man juróom fukki nit di fa dugg def ay transfert da ngay gis Sénégal ni mu mel ak ni nit ñi ñàkkee doole da ngay gis ko ñëw booy ubbi rek lay taxaw ne la yónneel ma 2500 2500 boobu dépense la wala comme day bàyyi bu guddi gi mu yónnee ko kon nag dafa jaadu état bi gën a gestuwaat nit ñi ñu gën a jàppalewaat le secteur informel parce que tamit nit li nga am da ngay duggee marché dañu secteur boo xam mooy 95% de la population active boo ne du ma ko jàppale wala du ma ko taxaw yaa ngi gën a suuxal réew mi kon nag jot na tey ñu gën ñoo jàppale gën ñoo maanaam defal ñu ay formation parce que ñun assistant loolu mooy suñu kuréel dem nañ ba gis gars yi nañu dañoo war a def ay formation tey parce que commerce ni mu mel commerce bi ni mu mel tey nekkatu commerce boo xam ne rek da ngay kii ak nii doo jóg rek ñëw toog jaay parce que tey boo xoolee mbas mi dafa wane ne commerce bi tey il faut nga ma xam am tuuti xar la ci nouvelle technologie yi parce que boo xoolee un an ngi demoon Chine mais teewul bagage ba léegi amul rupture kon nag loolu daa am nu mu waree kon nag ñi ngi invité état bi à ce que mu gën ñoo déglu d'accord gën ñoo bàyyi nopp pour que véritablement ñu gën a tabax dëkk bi parce que ñun li ñu ñor rek mooy tabax dëkk bi li ñu am fi lañ ko def fi lañ ko investir xam ne ñun ay pouvoir d'emploi lañ tey koo ci dem si ñun am lu mat fukk wala ñeenti employé moo leen géré ñu nekk ay xale yoo xam ne dañoo jàng ba pare état jëlu leen ñun ñu jël leen di leen fay yéen ci état ngeen bokk jàpp leen loolu yéen ci état ngeen bokk Alpha un dernier mot rek 30 secondes par rapport ak fi mu toll nii coow bi nu mu demee nan la nguur gi war a mën a am nu mu doxalee peut-être ngir mën a dalal xel les investisseurs qui sont à l'étranger parce que même su fekkee ne message bi c'était pour le Sénégal mais am na enseignes yoo xam ne laal nañ leen te peut-être waa bitim réew mën nañ ko gisee neneen nguur gi ni ñu mën a aider parce que quand même y a pas de péril à la demeure investisseurs yi dinañ ñëw nguur gi moo war a dalal ñiy waaj a ñëw ni leen ni fii dëkku droit la ak yelef ku si nekk nga jox ko sa lu mu yellool dëkk bi di ñëw ñu leen di sant bu baax di leen gërëm kiiti Alpha Wali Diallo nekk expert en relations internationales ak Mame Thierno Diop responsable bi yore lépp lu jëm ci ëllëg marché bu assis ñoom ñaar ñoo ne woon sunu gan tey ci seen bloc d'information la Total ñu doon waxtaanee lu jëm ci biir koom-koom nan la ñu mën a dalalee xelu ñi yore seen koppar di ko dugal ci biir réew mi ngir ñu mën a gën a avancer Sénégal développement bi ñu ciy yaakaar mu mën a ñëw merci beaucoup mesdames et messieurs